qu'il appartient, je veux tout d'abord remercier, féliciter LFTV. LFTV, la télévision de la diaspora. LFTV, la télévision de la communauté sénégalaise. Moi, c'est une fierté ici en Afrique du Sud et partout en Afrique australe. Nous faisons des ligues pour Amsolo. Moi, Michelo, avec sa grande dame, Fifi. Encore une fois, merci beaucoup. Boulot le vaisseau. Bon, il faut donner à César ce qui appartient à César. Je veux que tout le monde applaudisse pour notre coordinateur national, Magandao. Merci beaucoup. Gis nga aduna amul solo responsabilité dafa metti di nga dégg lu ne dinañu wax lu ne mais avec Maguette il a toujours été à la hauteur nekku ni ku woyof ni ku teey ni ku yaru mu diriger DSE Afrique du Sud sans faute. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour lui féliciter et l'honorer. Donc je lui donne la parole. Mu nekk aussi, pardon gars yi déglu leen. Mu nekk un des militants de première heure. Mu nekk un des militants de première heure. Hélas. En 2012 ba ñuy formé suñu meeting de clôture fekk Modou Fall moo ko dirigé à Johannesburg ma nekk secrétaire général. Il s'est déplacé du port Elizabeth ba Johannesburg. Keroog dama xool sama archive man ma am politique damay bind rek di teg dara réeruma. En ce moment je ne connaissais même pas. ba ma xoolee liste bi rek ma gis Maguette Ndao ma ne ah kii de moom si militant première heure yi nañ bi leen loolu jiite nag bëggul kenn mer waaw kooku mooy Maguette lu duuf si nag bi xasul si cin bi parole baa ngi nii Alpha waxal balaa Maguette wax non waaw bii baax na hélas waaw may num tuuti arrêtel hélas stop please let it be quiet for let it be balaa may wax ak Maguette Ndao dana am lu ma bëgg a wax tuuti wax ak sama bopp wax ak quelques gars danaa tudd seen tur Bokar Sy Momar Talla Fall ñaar ñi ak ñeneen ñi topp seen kaw bu ñu pertee Afrique Sud Johannesburg yéen ren man personnellement yéen laay accusé buñ fa gagné yéen laay félicité dañoo am ay njiit ren daan nañ ko am de mais ren moo ci raw nag ren nag moom bu ñu gagnéwul bu kenn wax opposant moo ñu perte loo ci suñ biir rek la may ma hélas may ma nekk Alpha ci ma war a nekk wax ji neex na lool dafa am militant nu muy taxawee mooy carte électeur bari néew nañ am carte électeur te bu voté jotee ñu voté bañ a nax suñu bopp votel ki nga ne moom nga faral bu kenn nekk fekk bu kenn nekk foo li la jaral nga déplacé wu
Johannesburg ba Bloemfontein 500 kilomètres aller retour muy 1000 kilomètres ngir yàlla waaye nañ ko fekk ci yow nañ votel parti bi da bañ a nax suñu bopp yàgg nañ déplacé wu di dem Johannesburg di voté ñu fay duma lu ko waral nañ dellu ci suñu bopp nañ wax ak suñu bopp du opposant ñu perteloo dafa am ñu ñuy rax te yoru ñoo rax ku fi nekk la ngay woote na nekk ci yow mooy nga wut carte électeur bu bés bi jotee nga voteel Aboubacar Sylla ak Maïmouna Diakhaté jàpp leen ci ngir yàlla bu kenn fen sa bopp bu kenn tooñ boppam bay di tooñ parti bi ku ci nekkul nekkoo ci ku ci nekk nang ci sax te di ko voté yàgg nañ perte de yàlla xam na ko mais du opposant ñu perte loo ay fekk ak i faux moo ñuy toroxal nañ bàyyi loolu nañu déggu te li ñuy def ba dee moo jot 19 heures ba léegi ñu ngi toog ñaata kilomètre ngeen dawal ay oto nañu ko jaral bu ñu ko jaralee nañ ko def te def ko ci suñu xol yi bu kenn doon fo ma leen koy ñaan bu loolu weesoo bi nga magee ndaw ñi jigéen ñi tàccul leen ko mu niinal leen di mooy diwul ci dënn waaw ak xale jigéen ñi jërëjëf auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla junni ci yóllent bi sant suñu ñaari waajur ñoo ngi sant mbooloo mi fi teew ñoo ngi commencé nuyu suñu nuyoo ci les responsables yi nga xam ne yi dañoo jógee fu sore comme ni ñu ko waxee léegi ñoo ngi nuyu excellence monsieur Omar Diallo ñoo ngi nuyu excellence monsieur Wane ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi nuyu aussi tous les coordinateurs yi nga xam ne yi de section et tous les responsables yi nga xam ne yi jógee nañ fu sori ñëw ci méga meeting bi ci méga meeting bi nag mooy suñu ouverture waaye li ñu fi gis dal na suñu xel ñoo ngi commencé nuyoo bi aussi ak ngërëm bi di nuyu Free State di nuyu aussi jigéen ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo nekkoon ci waañ bi ñoo ngi leen di nuyu ñooñu ñoo ngi leen di beral nuyoo duñu fàtte aussi ñi nga xam ne ñii jigéen ñi nga xam ne ñi ak délégation yi nga xam ne yi jógee nañu Johannesburg daw ay kilomètres yi kilomètres ñëw fii li nga xam ne lii moom la ñu fi gis suñu xel dal na ci ouverture bi macha allah yàlla nag def na loo xam ne lii c'est la première fois bi ñu commencé ci carrière politique ci Afrique du Sud ba léegi muy door a am muy ànd booloo nekk benn kon tey fu mu toll nii suñu taxawee di wax nii ne ren jii boom dañu ñu gagné ci élection législative le 31 juillet 2022 dinañ ko mën a gëm parce que dañoo ànd ak des responsables yoo xam ne yi ce sont des politiciens boroomi mbooloo lañu kon ñooñu aussi ñu ngi koy commencé ci suñu grand frère monsieur Bamba Soare kenn demul nga des ñoo ngi lay sant di la gërëm di nuyu aussi notre frère Modou Fall ñoo ngi lay nuyu di la wax ne la vraiment fi mu toll ni liggéey bi yàgg nañ ko ànd te dara ñaawul ba tey di tey kon loolu buñ toogee ba lii de yàlla defaat ko dañu ci am satisfaction bu rëy
di rafetlu kàddu yi nga xam ne yi moom la fi mbooloo mi wax muy kàddu yi sant kàddu yi gërëm ak kàddu yi victoire parce que soo seetee wax ji yëpp mooy suñu xel ren dal na parce que politique bi nga xam ne bii moom la ñu fi def ren musuñu ko fi def kon parti bi ma ngi màgg d'après li nga xam ne lii wax dëgg yàlla gis nañ ko fi bi ñu nekkee ci parti bi ba léegi musul la am kon parti bi tey bu demee ba toll fii ñu am coalition bu mag des grands responsables yoo xam ne yi join nañu parti bi kon sant yàlla moo ñu war dëggal suñu bopp parce que it wax dëgg yàlla président Macky Sall yàgg nañu ko wax mooy South Africa musuma fi gagné mais man gis naa que ne fi mu toll nii ren jii nii gagné bi war a mën a nekk li tax mu mën a nekk mooy dañoo ànd booloo nekk benn dëggu parce que lii nii ouverture la dëggu moom moo ko waral muy ñi nga xam ne ñi ñoo jógee Johannesburg daw ay kilomètres ñi nga xam ne ñi ñoo jógee Western Cape ñi nga xam ne ñoo jógee Eastern Cape kon lii nii nekk na loo xam ne lii wax dëgg yàlla bu fekkente ne dëgg la ci ñun kon ñun wax dëgg yàlla waruñoo war a mën a am adversaire parce que des kilomètres nga daw ko kenn joxu la loo xam ne lii war na jar nga bàyyi sa liggéey kon parti bi moom moo ñu jaral parti bi nag wax dëgg yàlla kon bu ñu demee tey ba nga xam ne ji dajee nañ Free State gii nii lii li mu sori lii am fii ñun en tant que responsable en tant que coordinateur national ña ngi gën a ñaax suñu xel di gën a dal di gën a am rafet lu kane élection législative le 31 juillet 2022 dañuy xaar le soir pour mën koo célébrer kon aussi ñoo ngi nuyu aussi notre suppléante Maïmouna ñoo ngi lay welcome di la ñaanal di wax ne sa sœur Khadijatou Diallo tànk yi nga xam ne yi jaar na ci yàlla na la ci yàlla jaarale ndem gi nga xam ne gi defaloon na ko honorable Modou Ndiaye yàlla na la wàll parce que aussi ñoo ngi aussi ñoo ngi nuyu au passage aussi honorable Modou Ndiaye nekku fi nag yóbbante na parce que disponible waaye it ma ngi nuyu mbooloo mi di leen xamal ne leen xelam ak xolam ak ànd liggéey ba léegi ci parti bi moom mooy objectif am kon kooku wax dëgg yàlla loolu mooy li nga xam ne lii jar na ko waxal fii parce que parce que loolu bu ko waxee dinañ ko gëm ne dëgg la ci moom parti APR bi ñu koy formé au niveau de l'Afrique du Sud kooku moom moo ko dox ñu ne déeta waaye mu daal di ko dox ba au niveau de l'Afrique australe kon kooku aussi jar naa félicité jar naa honoré notre candidat bi nga xam ne bii aussi mooy le candidat choisi par le président de la République son excellence monsieur Macky Sall kon kooku aussi mooy Aboubakary Sylla lu yàgg dëgg la yàgg nañoo ànd ak moom liggéey nag ki la ko mën a seedeel mooy ki nga yàgg ànd ak liggéey Aboubakary Sylla yàgg nañoo ànd ak moom liggéey mu am courage am fi mu toll ni détermination bëgg parti bi à tout moment boo xamee ne président mu ngi fii ñëw wala lu mel ni am na su fekkente ne ma ngi ànd ak sagoom yàlla day def toujours muy ñëw ci au niveau de l'Afrique du Sud kooku ça fait des kilomètres et des kilomètres yoo xam ne yàgg na ko voyager pour ñëw rien que pour parti bi kon tey yàlla bu defee lu mel nii mu teewu ko du loo xam ne lii gënal na ko waaye nag dafa am empêchement kooku aussi ñoo ngi koy seedeel mbooloo mi le candidat Aboubakary Sylla ma ngi leen di nuyu di wax dëgg yàlla kontaan ci ndaje mi nekku fi waaye xelam ak xolam ma ngi fii ci yéen di leen aussi vraiment remercier kon Aboubakary Sylla bu demee ba président fi mu toll ni choisir ko ñun duñ def lu dul ànd ak moom liggéey parce que seul le travail paye et mérité woon na ko kon ñun ñi nga xam ne ñi aussi wax dëgg yàlla ànd nañu ak moom liggéey mooy li ñu war kon nañu jàppale son excellence jàppale Aboubakary Sylla mooy jàppale son excellence kon wax dëgg yàlla nii ñu commencé nii dal na suñu xel
te yaakaar naa bu ko son excellence le président Macky Sall aussi gisee tous les responsables yi nga xam ne aussi ña ngi ci Benno Bokk Yaakaar bu ñu ko gisee au niveau de l'Afrique du Sud l'Afrique australe seen xel dina mën a dal di beral nuyoo aussi ak cant waa Johannesburg du ma tay di ko wax waaw loolu duñu tay di ko wax mais nag tey da koo gën a wone tey da koo confirmer parce que maa ko seede ñi fi nekk ci salle bi aussi seede nañu ko kon tey lii kenn du ko weddi parce que Johannesburg tey boo xoolee ñoom ñoo nekk ci salle bi di remercier aussi suñu jigéen yi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ bi di togg ñoo ngi leen di wax njaaraama ñoo ngi leen di wax loolu parce que yéen it kenn demul ngeen des waaye tey waa Free State waa Bisabelo tey wax dëgg yàlla dama leen a gisul ci salle bi nag te foofu aussi maa ngi leen di woo kenn ñoo ngi leen di woowaat ngeen gën a takkuwaat gën ñoo wanaat seen bopp parce que it da ngeen ñu daan wan seen bopp li ngeen ñu daan wane seen bopp mooy élection yu fi mas a am da ngeen daan mobiliser wu dem Johannesburg jàppale waa Johannesburg ngeen ànd nekk benn ngeen gagné élection yi waaye loolu it ba léegi ma ngi fi peut-être it comme dañu wax ne tey c'est la première lii mooy li nga xam ne lii suñu métier d'ouverture la mën nañu wax que ne wax dëgg yàlla peut-être da ngeen a am ay empêchement moom moo tax ñëw leen waaye li ñu fi seede moom mooy waa Johannesburg yi mobilisé wu ñëw waa Cape Town waa Durban ñoom ñoo wax fa dëgg yàlla feesal salle bi bu sabeloo ñëwoon nag dina gën a yaatu kon ñoo ngi leen di wax ne leen wax dëgg yàlla seen liggéey fa ngeen nekkoon la ngeen daan def na ngeen ko doubler di leen gën a encourager di remercier aussi notre camarade Bokar Sy ñoo ngi koy remercier bu baax parce que liggéey bu rafet notre camarade Bokar Sy ñoo ngi lay remercier parce que liggéey bu rafet bi nga def ci méga meeting bi gis nañu ko liggéey bu rafet bi nga xam ne bi yaa ngi koy def au niveau de Johannesburg gis nañu ko parce que ñun ak yow ñun ñoo bokk liggéey bi kon loolu aussi wax dëgg yàlla ñoo ngi la ciy remercier di la it wax ka ne en tant que responsable bi nga xam ne bi yaa ngi Johannesburg yéen waa Johannesburg waroon ngeen a war a mën a xam ne Johannesburg ni mu amee ni mu nekkee ak Johannesburg ni mu amee ay militants ak Johannesburg ni mu amee nit ñoo xam ne ñi vraiment bu élection jotee dañuy wane seen bopp pour dem voter ji gis nañ fa Johannesburg sont 4 bureaux la ñu am yeneen villes yi boo xoolee benn bureau la ñu am kon Johannesburg aussi ña ngi ñaan waa Johannesburg yéen responsable yi fa nekk en tant que responsable aussi du parti dañoo bëgg a ànd ak yéen pour dugg biir Johannesburg pour nag wax dëgg yàlla man li ma gis ci Johannesburg mooy Johannesburg war naa am plus de 1 section boo xam ne bii moom moo fay nekk di rassembler kooku aussi ñu ngi koy seedal waa Johannesburg. parce que nag seul le travail paye Johannesburg liggéey bi ñu liggéey ci Benno Bokk Yaakaar tey jii nii ñu seedal ko suñu bopp kon Johannesburg war naa mérité wolu ëpp benn section boo xam ne bii mooy nekk ci parti bi muy jëndee Johannesburg loolu aussi ña ngi leen ci gën a bàyyi xel
di leen wax ne leen loolu forcément dafa war a am Johannesburg buñ ko organiser président Bokar ñoo ngi lay sant di la gërëm ci liggéey bi di sant mbooloo mi nga ànd ak di sant it les coordinateurs de section yi fépp fi ñu jógee sori na ñu ñëw Fresh State gi bu leen neexoon it mën nañoo toog te kenn du leen wax dara bu leen neexoon it wax dëgg yàlla mënoon nañoo joxe ngant waaye nag seen liggéey rafetlu nañu ko ñoo ngi en tout cas daal vraiment ñoo ngi ñaanal suñu candidat Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne bii moom moo ñu boole fii le candidat Sylla ñu ñaanal ko mu am victoire du 31 juillet loolu wax dëgg yàlla moom mooy li nga xam ne lii moom mooy liggéey bu rafet bi nga xam ne bii moom la ñu bëgg teyit di ci woo ñëpp di tàllal loxo ñëpp àndu liggéeyandoo ko ak ñëpp kon kaddu yi moom kaddu cant la rek parce que liggéey bi yëpp ak wax ji yëpp ñi nga xam ne ñi ñoo commencé wax ji matal nañu ko di remercier aussi vraiment ñi nga xam ne ñi jógee nañu fépp ci sa province yi ñëw di leen ñaanal ñu dellu ci jàmm di remercier aussi notre coordinateur Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne moo yoroon organisation bi ñoo ngi koy remercier parce que it organisation bi macha allah jaar na yoon te it ni ñu ko commencé yàlla nañ ko eggalee ci tous les villes yi nga xam ne yi fa la ñu jëm di aussi jéggalu it parce que xel day fattu di nuyu notre frère Issa Tall de PS moom it wax dëgg yàlla ñoo ngi koy nuyu ak délégation di nuyu aussi le coordinateur de Johannesburg Mamadou Talla Fall bi nga xam ne am na empêchement ba ñëw fii kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaam jërë ngeen jëf.